benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi digg njaloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës geneenu gaal gu yëpp ay doomu Sénégal yu wutali woon ci Espagne Maroc la ñu tàggatémbe ñu bari ci ñoom ne ñu ñàkk nañ fa seen bakkan fii ñuy waxee nag ña ci seen bakkan mucc ña nga ñu dëj ci benn bërëb di xaar fileeg waxtu yu néew ñu dëpp leen ñu ñibbisi mbëkk mi ñi ciy dem di gën di bari ñi ciy ñàkk seen bakkan di gën di bari ba waral mbootaay gi ñu duppee collectif 480 di woote doxum ñaxtu bu ñuy amal ci dal ëllëg gaawu ñaanal mbooleem ndaw ñi ci ñàkk seen bakkan jàngoro ji nga xam ni dañu ko fiy dégg te mu bàyyikoo ci biir géej gi xel mën na cee dal ñu bari ci ñi nga xam ne yóbbu woon nañ leen ci l'hôpital te ne nañu ba dellu seen kër ñeent fukk ak ñeent ñoo des di faju Idrissa Seck démb wax na doon làqar ci ku ci ay kàddu yu démbam faf laxasu ca loolu nag ñu seen xam-xam màcc ci wàllu wax ñoom ñoo ko wax di ngeen leen dégg ci biir xibaar yi digg njolloor gi lu aju ci xibaar yi bitim réew ñu fas yéene ci ànd ak Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu Georges. maa ngi lay fay Papa lu ci gën a fës la ca gën a fës bokk na ci bés bu mujj ci campagne électorale présidentielle fële ca Burkina Faso fukki candidat ak ñett ñooy jongante élection bi fas yéene am dimanche gi ñu dëgmal violence ya ñu nemmeeku ca Ouganda gannaaw bi ñu tegee loxo opposant bi di woykat Bobi Wine nekk itam candidat ci élection présidentielle bilan ba yokku na police xam leen ne jóge na ci fukki nit ak juróom benn ci ñàkk seen bakkan dem ba ñaar fukk ak juróom-ñett élection présidentielle ba ca Amérique limaatu xob ya dëggalaat ndamug Joe Biden ca Géorgie waaye li mu am ci xob xaw naa wàññeeku tuuti bi yoon. jërëjëf Georges Déthié Diop ci kanam nga dikk yaatalal ñu xibaar yi bitim réew yi lu aju ci tàggat yaram ñu fas yéene ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu lan moo ci gën a fës. maa ngi lay fay Papa Ngagne Diagne dañ koy daal di waxtaanee wàllu tournoi UFOA mi nga xamante ni dañ ko jagleel le moins de 20 ans yi Sénégal nag moo ko daal di organisé ci stade Lat Dior bu Thiès lañ koy daal di amale tey ji sax lañ koy daal di door Sénégal nag dana sóobu ci gi jongante tey ji ci ngoon 17h diggam ak ñi di waa Sierra Leone bu loolu weesoo dañ dem championnat yi nga xamante ni ñoo nekk ci biti réew rawatina championnat bu France ñoom itam dañ daal di reprendre seen jongante liñ ci mën a jàpp moo di kii di Mbaye Niang gannaaw bu mu toogee ab diir convoqué wuñu ko ci équipe bam boobule di ren ni ki tey ji nag bokk na ci joueurs yi nga xamante ni daal ñoom la ñu tabb ngir ñu daal di sóobu seen jongante yi nga xamante ni ñu koy xaar ni tey ji ci ngoon. Cheikh Tidiane jërëjëf fileeg diir nga dikk yaatal ñu xibaar yi tàggat yaram yi lu aju ci point de vue gis-gis jàpp leen ko tey nag ñuy waxtaane bés bi nga xam ni tout tànk yi lañ ko jagleel muy xale yi dinañ ci dalal Bassirou Kébé di conseil technique ci présidence de la République ñu dénk ko wàllu xale yi ak Aïssatou Kanté Faye moom mooy président bu commission droit de l'enfant ci association juriste yu Sénégal kon nestut mbokk yi ñu dikk ak yéen ci yaatalu xibaar yi digg njoloor gi. Papa Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee mbokk yi ci bopp bi ñu daal di dikk ak yéen ci yaatal gi geneenu gaal goo xam ne fii la bàyyi ko woon wutali Espagne Maroc foofee la des ñu bari nag nee ñu ñàkk nañ ca seen bakkan ña nga xam ne nag ñoom ñoo ca mucc ña nga leen dëj ci benn bërëb di xaar waxtu yu néew ñu wëlbati leen ñu daal di ñibbisi fii ci biir réew mi dañuy ànd ci leeral yi ak Xaadim Mbay ca Maroc. ñeneen ñu doon tukki tuggal mujj nu àgg terse fii ci Maroc di ab lim bu takku toll ci fanweer ak juróom di ay sénégalais ñoom nag dañoo réeran ci géej gi defal toll ci fukki fan yoo xam ni xamuñ woon fan lan jëm ca noonee gannaaw bi lan daal di teeru ci dëkk bu naan Bouche-Tour nekk ci sud du Maroc nekk tey itam ci li nga xam ni moo di Dikk Saara bato bi nag sëful woon kese ay doomu sénégalais am na ci ñeneen ñoo xam ni ñu ngi bàyyee ko woon ci yeneen réew ñi ngi wax sax naan lim bi tolloon na ci lu ëpp juróom benn fukk ba tax sax am nañu jàpp ni am nañu ci faatu en tout cas ki nga xam ni moo joxe xibaar bi nee na benn migrant yëgal na ko ni bi bato bi doon daw am na ñu bare bari dañoo faatu ca noonee ca leen doon jël di leen sànni ci géej gi ndax bato bi mënu woon leen a sëf mu nekk nag loo xam ne dafa doy waar ba tax Maroc bi mu leen teertoo dafa leen dugal ci benn centre boo xam ne ministère de la jeunesse moom moo ko moom ca noonee ñu leen di waajal te itam bu ko defee mën leen a indiwaat Sénégal rapatrier leen par avion. loole nag bu amee du nekk guleet ndax fan yi weesu am na vol yu bare bari yoo xam ni dafa sëf ay doomu sénégalais yu bëggoon dem tugal jaare Maroc. Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. ñeneen ca Mbuur ñoom waajaloon nañu seen bopp bay bëgg a dem ñoom itam ca Espagne daanaka ëpp nañu juróom fukki waxambaane foofa ca Mbaling ca Malicounda gendarmerie nag ñoom ñoo leen teg loxo leeral yi ak Abdourahmane Diallo. donte sax fan yi yëpp ñu ngi dégg ay nit ñu ngi ñàkk seeni bakkan ci géej gi lenn waralu ko lu dul mbëkk mi am na ba léegi ay nit ñi nga xam ne ñu ngi mbëkki démb ci guddi gendarmerie daal na teg loxo lu toll ak juróom fukki doomu aadama ci Mbaling ci commune Malicounda. ci ñooñu sax am na ci ay xale waaye tamit ñi nga xam ni ñoom ñoo doon organiser voyage boobu
ñi bëggoon voyager ñoom li ñu bëggoon rek mooy daal di jël gaal yi ngir mën a dem Europe waaye bi ñu doon toog di waxtaan xool ba xam nan la ñu war a mën a def ba organiser seen voyage te kenn du ko yëg ci la gendarme yi daal di yegg si ndax gendarme yooyu nag fan yi yëpp ñu ngi daal di teg gët bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ ciy voyager. opération bi sax bokk na ci opération bi nga xam ne dafa jëm ci aar bërëb yi nga xam ne saa su ne gaal yi dañ fay taxaw ngir yóbbu gaañi ci mbëkk mi ñoom ñi nga xam ne nag jot nañ leen teg loxo jamono jii may wax ak yéen ñu ngi ci gendarmerie bu Mbour ñu war leen déglu xool ba xam ku ne fan lay féete. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo jërëjëf. collectif bi di kuréel gi duppee seen bopp 480 ñoom nag li ñu bëgg mooy ab lël mbaa sax ndëpp lu yaatu loo xam dañ koy jagleel mbëkk mi nga xam ne mi ngi doon aw xewit fi mu nekk nii ci biir réew mi ndax jàpp na ni bu ñu amalee assise nationale yooyu loolu mën naa tax ba lu ni mel maanaam saafara mën caa bàyyi ko. Aïda Niang nag kenn la ci kilifa yi collectif boobu moo doonoon ganu rajo Futurs Médias ñu déglu ay kàddoom. lenn ci li ñu war a def yaakaar naa mooy ñun ñëpp ñu toogandoo ñu waxtaan ci question migration yi ñu impliqué ci jeunes yi nga xam ne ñoom ñi ngi jël bateau yi pour que ñu mën leen comprendre mën a xam lan moo leen motiver ak ci noonu la ñuy mën a sukkandikoo pour mën di trouver ay solutions. yéen leneen li mooy ñu woo en fait porteur de voix yi pour ñoom ñu wax ak jeunes yi ñu rassurer leen ñu wax leen ni que solution bi du dem solution bi mooy ñu toog ñu essayer trouver ay réponses ci seen désespoir ak ci li nga xam ni peut-être moo leen di pousser pour ñu te lii dafa urgent dialogue politique bi peut-être c'était important ci fichier beeg nu ñuy demee mais lii en fait foo xam ni bakkanu doomu aadama mi ngi ci pour man loolu moo gën a important surtout c'est l'avenir de la jeunesse qu'il faut poser et essayer de faire en sorte que ñu xam ni Sénégal am na avenir et que fii buñ fi toogee peut-être li ñuy seeti feneen dina leen fi fekk. waaw déjà immigration bi la pertes humaines yi la mais je pense que réellement ñi nga xam ni ñoo nar a def dialogue bi muy la société civile muy les politiques muy les jeunes dinañ xam le contenu véritable bi dialogue bi di mën a dem mais daal d'abord nañu décider ni dinañ toog waxtaan d'abord nañu décider ni dinañ jéem a déglu acteurs yëpp pour trouver ay solutions loolu yaakaar naa ni loolu important la. c'est-à-dire kilifa yi déjà marche bi ci wàllu saisir leen la parce que marche bi c'est pour massawu ñi nga xam ni dem nañu wax ak jeunes yi mais aussi attirer l'attention de l'État mais aussi sensibiliser l'État et que lii urgence la donc loolu ci li ñuy wax ci saisir leen ci la bokk. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ci wàllu wér-gu-yaram di santé ci la ñuy daal di dikk dal wax nag ci feebar bi nga xam ne ñu ngi koy dégg fële ca boori géej ga te ñu bari jàpp ne sax ci mool yi lay dal ak seenu njaboot xel mën na cee dal ndax nit ñi nga xam ni moom la doon dal daanaka ñi ngi wér lu ci ñu ci bari ci ñoom wér nañu ba dem fii ñuy waxee nag ñeent fukk ak ñeent dong ñoo ci des di wéy di faju Awa Mbaye lañ ci àndal ci leeral yi. feebar bu bees bi nga xamante ne moo dal nappkat yi ba ñu ko fësalee ba léegi ba paj mi door lu toll ci 275 ci ay nit kër docteur xool na leen saytu leen tey jii nag lu toll ci 210 ya dellu nañu seen kër ndax tane nañu bu baax gannaaw traitement biñ leen jot a defal ñi des nag ci centre de santé bu Mbaaw ak maison de la femme bu Caaroy Géej toll nañ ci 40 nit ak ñeent ñu bàyyi leen fa di xool seen wér-gi-yaram di leen fajaale ngir ñoom itam ñu tane ci waxtu wi nag dafa mel ni traitement biñ leen defal mi ngi jur ay résultats ndax ñu bari ci ñoom tane nañu ba ñibbi seeni kër tey nag pexe yi nga xamante ne moom la relais communautaire ya nekk ca Thiaroye-sur-Mer mooy dugg ci biir kër yi xool ñi nga xamante ne am nañu jàngoro ji ba noppi di làqatu ñu génne leen waxtaan ak ñoom ne mën nañ leen a faj yóbbu leen l'hôpital te faj mi sax kenn du fay dara ministère de la santé moo ko gàlloo ci ay wagam. ca Caaroy Géej foofee nga xam ni daanaka fa la feebar ba wulee ñaay maire ba nag ne xelam mi ngi dal te mi ngi sant yàlla bu baax ndax paj mi nga xam ne ña ngi koy faj askan wa dal na xel ñu dégloo kàddoom Njaga Ñang kii di Ndongo Ka moo ko indi. sant yàlla rek sant yàlla ndax lii yëpp yàlla suñu borom rek moo ñu ko may moom mi nga xam moo ñu ko tegoon yàlla mu ngi koy teggi ndax bu ñu jàppee bés bu njëkk bi toll nañ ci woon ay 300 cas bu ñu wàññee lépp ndax ñenn ñi dañ leen yóbbu fële district bi ñi ci ëpp ñu bàyyi leen fii ci maison la femme yàlla may na nag médecin yi nga xam ne ñoo fi ne xarañte ba nga xam ne bi ñu gisee diagnostic yi jàpp nañ ne même bu ñu xamulee agent pathogène bi maanaam li nga xam ne moom mooy tax mool yi bu ñu demee géej affaire bi di leen dal d'après le médecin mu ne na c'est des médicaments antibiotiques la
ak anti-allergique ak Éosine 3 yooyu la ñu wax ne moom la ñu doon utiliser ak Éosine donc nee na d'habitude moom la ñuy fajee maladie tropicale yi nga xam ne ñoo nekk fii au Sénégal yu nga xam ne ça touche donc la peau ñu ci bari tane nañu ñenn ñu sax mën nañu wax ne wér nañu ñenn ñu ngi ci yoonu wér ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fi des mooy ñi nga xam ne ñoo fi gën a am cas yu sévère parce que yemul ci seen loxo wala seen kanam mais dafa dem ba laal seen partie intime. bon fii une trentaine moo fi des fi mu nekk li gën dégg nga dafay mooy feebar bi xamuñu lu ko indi xamuñu lu tax muy dal doomu aadama yi temps bi ñuy toog pour seet loolu ba xam ko li gën mooy ñu bañ a dem géej moo gën bu ñu demee géej di yokkaat feebar bi te itam maîtriser guñ ko ñu waxtaan ak ñoom. jàngoro jooju professeur Daouda Ndiaye àdduna ci nee na nag du dara loo xam ne lu war a mën a fëkk askan wi la na xel yi dal te ñu am yaakaar ci ñi nga xam ne ñooy docteurs yi nekk ci biir réew mi noonee la ko xamee moom professeur Daouda Ndiaye ñu déglu ay kàddoom Nafissatou Sylla ma ko indi. gis nañ fi Ebola gis nañ fi Covid bi gis nañ fi Zika yooyu yëpp yoo xam ne la mën naa am ñenn ci mala la jóge ñenn ñi ci gàncax bi ñenn ci environnement yi donc dalal xel bi mooy ñaan yàlla mu jeex fi rapidement mu bañ a law mais ñu xam ne lii yàlla mu bañ a law ñu wax doomu aadama yi rek ne li ci gën a am solo mooy ñu wóolu système de santé bi ñu wóolu docteurs yi wóolu ñi leen di wax parce que boo xoolee bi mu amee ñu seetaan nañu télé ministre de la santé dem na fa gouverneur dem na fa préfet dem na fa commandant ñëpp ñu ngi ak réew mi dem nañ fa mooy wane na tey taxawaay am na te bu taxawaay amee rek am nañu yaakaar ne lu yàggul dañu am xamaguñu nag lan la gaa yaa ngi gëstu bañ a wax nag lii ak lii la ba ñu war a tiit nañu jàpp ne jàngoro ji loo xam ne nit ñaa ngi ciy gëstu waxtaan yaa ngi ciy def kenn toogul ministère ngi ciy xalaat ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci science bi également ñu ngi ciy xalaat mais ñu xam ne Sénégal am nañu système de santé boo xam ne naam loxo jotul ginnaaw naam lépp matalul mais am nañu xarañ ci am nañu xam-xam boo xam ne bépp jàngoro bu fi toog gëm naa ne fii ak ay diir donc dalal xel rek loolu laa naa ko ci wax te xam ne lépp lu leen docteur wax nañ ko def bu ñu déglu leneen lu ko docteur te lépp lu ñu leen wax également ci en matière de prévention bu ñu toog rek ne man kat defe naa lii lañ ko def nañu xool ko docteur xool ministère parce que ministère ko docteur lay laaj donc lépp lu leen wax ñu xam ko mais encore une fois ñu xam ne du lu si bees daan na am yeneen dëkk yu muy am ñaanuñu yàlla mu amati feneen mais ce sont des choses il faut se préparer à ça. professeur Daouda Ndiaye kàddoom yooyu nag mi ngi ko yëkkatee ci l'hôpital Aristide Le Dantec ci maye deret gu mu fa doon maye moom ak mouvement ñu bari nag ci doomu ginnaaw raay demoon nañu dooleel ko ci maye deret boobu nga xam ni doon na ko amal moom professeur Daouda Ndiaye lu jëm nag ci wàllu feebar bi avocat bi di Amadou Ali Kane jàpp na ni dañ cee war a ubbi nag lii di information enquête judiciaire ndax jàpp na ni daal wàllu yoon war na ci am ndax feebar boo xam ne dañoo xëy rek mu am ñu muy daal ci seen kaw jot na nag ñu xool ko ci wàllu yoon ngir xam lan moo ko sabab ay kàddoom ñu déglu ko Awa Mbaye xamuñu ndax feebar bi dafay wàlle wala du wàlle donc pour le moment xamaguñ ci dara alors mais comme nekk na mbir bu yaatu bu laal ay téeméeri nit fii ci Dakar ci Ndar ak feneen dama jàpp ni nekk na loo xamante ne dafa yëngal réew mi sur l'ordre public donc lu mel ni bu amee alors dañ ci war a ubbi l'enquête maanaam procureur dafa war a demander l'ouverture d'une information judiciaire alors bu ko defee ñu xam ndax lii dafa nekk rejet de substance dangereuse maanaam daal dañoo tuur ay mbir yoo xamante ne dafa baaxul ci yaram bi te ay navire Sénégal def ko wala ay navire yu nekk fii ci biir Sénégal def ko wa ilaa pour ñu xam ndax nekkul une importation illicite de déchets dangereux de déchets toxiques comme ni mu xëyee woon Côte d'Ivoire ab bateau bu jógee ab Hollande ñëw tuur fa ay substances dangereuses et nag ces substances yi foog ñu xam ko est-ce que c'est des déchets nucléaires wala c'est d'autres des déchets d'une autre nature ñu xam ndax mën nañ ko faj ndax day mën na wàllaate wala lépp lu aju ci feebar bi ñu xam ko te loolu enquête rek moo ko mën a wone peut-être xëy na sax dina laaj ñu laaj ci coopération internationale parce que mën na am ñun amuñu jumtukaay pour def loolu donc man jàpp naa ni daal enquête lu war la ci mbir mi bu ñu seetee ni mu yaatoo te bu ñu seetee aussi nit ñi mu laal ak suñu xam-xam fu mu toll ci mbir mi donc loolu mënta ñàkk enquête pour leeral mbir yi. ñu des ci wàllu kër docteur akum pàcc ba tey ak coronavirus bi ci Sénégal tey nag ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti test yi nga xam ne def nañ ko fukk ak ñett ñoom ñoo ci positif ñeent ñoo ci nekk ay cas contact benn moo ci nekk cas importé juróom-ñaar moo ci nekk cas communautaire. ak RFM kumpa jeex na.
ca Casamance la ñuy dem foofu nag société civile bi ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñi ngi waxtaan di xool nag li nga xam ne mooy ressources yi nga xam ni ak gàncax la gu nekk ci biir suuf si te askanu Casamance moom ko askanu Sénégal loolu nag la ñuy xool naka la ñuy mën a def ba du indi benn jàmmarloo benn jafe-jafe wala benn xëccoo ci seen biir loolu nag naka lañ koy amale ci lañ doon waxtaan ci seen biir waxtaan woowu nag dañoo jàpp ni lu baax la ndax bu ñu fàttalikoo rek ne musiba xewoon na fa ca Boffa Bayotte te loolee yëpp réeroo moom moo ko indi woon rawatina ci ni nga xam ni noonee la ñuy exploité zircon ba ca Niafrang Lamine Ba lañ ci àndal ci leeral yi. xëccoo wi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci exploitation zircon bu Niafrang ak xew-xewu doy waar wi nga xam ne amoon na fii ci Boffa Bayotte tax na ba jamono ji xel jàpp ne jot na nag ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu exploitation ressources naturelles yi ñu toog waxtaan ñu wut pexe ci jafe-jafe nga xam ne dañuy faral di ko nemmeeku seen diggante ci wàllu woo saxloo fondation Konrad Adenauer amal fi ab atelier bi nga xam ne boole na ci société civile pouvoir public ak sax ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci ressources naturelles yooyee madame Usher Bokandé chargée de programme la fa nga xam ne moo di fondation Konrad Adenauer. puisque la Casamance bokk na ci pàcc réew mi nga xam ne nag dañ fay fekk lu bëri ci ay ressources naturelles mu ngi mel ni li nga xam ne nag moo di bois bi ak sax zircon bi ba tax na ñun suñu xalaat mooy boo gisee ñuy faral ci nemmeeku ay coow ñàkk waxtaan beek waral loolu moo tax ñu sumb waxtaan wi ba nga xam ne ñëpp ñu yëngatu ci wàllu exploitation yooyu ñu bokk baat mën a déggoo ci anam yi nga xam ne noonu lañu exploité ressources yi. organisation de la société civile yi nga xam ne bokkoon nañ ci ndaje boobee jàpp nañ ne ngëneel la ci waxtaan wi nga xam ne sumb nañ ko ci ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu ressources naturelles yi. Marcel Thiam ma ngi jiite ab organisation de la société civile bi nga xam ne Ziguinchor fii la ne. xam ngeen ni zircon bi indi na woon coow bu rëy fële ci Niafrang bois bi tam andi woon na fii ay problème ak événement yi xewoon fële Boffa Bayotte donc ñun war nañ ci mën a xalaat war nañ ci mën a gëstu war nañ mën a xam bu ci nekk lan moo ko sabablu lan moo ko waral ensuite maintenant lan lañ war a def ba yombal loolu ci xelu nit ñi. li weesu tàggat bi nga xam ne def nañ ko organisation de la société civile yi ak sax ñi nga xam ne ñoo fi toogal nguur gi fondation bi fas naa yéene yaatal li nga xam ne rek moo di doxalin woowee dugal ci ñëpp ñi nga xam ne yëngatu ci wutum jàmm ji fii ci Casamance te lu leen soxal mooy fexe ba lépp li nga xam ne ressource naturelle la ñu exploité ko si jàmm mu bañ fi yee fitna. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine Ba dañu daal dellu soit fii ci Ndakaaru wax ci ñàkkum ndox mi am ci biir dëkk bi ca Parcelles Assainies nag moom foofee la gën a méttee waaye nag waa SONES nee na seen xel dal ndax fileeg ayu bés dinañ fa samp benn forage boo xam ni dana fexe ba seen jafe-jafe ci wàllu ndox daal di saafarawu Charles Fall mooy directeur général bu SONES ñu déglu ay kàddoom kii di Abraham Poulpouy mu ko indi. mënuñu wax quartier yëpp moo am jafe-jafe mais am na quartier yoo xam ne ñu ëpp jafe-jafe ganeen ñi ñu siy profité di leen massaw bu baax a baax loolu moo waral gailleur si fan yu néew fii ak semaine prochaine incha allah SONES si ndigalu gouvernement bi si ndigalu ministre bi tabaxoon nañu benn forage fële am na ñaari at si Parcelles Assainies forage boobu dafa am fer weñ la dafa xom ndox mi dafa xonq ñu jënd ay jumtukaay benn unité bu bees bu ñuy wax unité de déferrisation jëndee nañ ko daanaka lu mat ci 800 millions ci suñu xaalis daanaka mën nañu wax c'est la première micro unité de déferrisation bu ñuy jënd loolu dina mën a tax ñu mën a mobiliser waat 2 millions 200 millions litres complémentaires yoo xam ni uniquement dinañ ko jox renforcer zone Parcelles Assainies ñu am yaakaar tamit ne dina impacté bu baax ndax seen óol gañ koy jébbal mu impacté waale waa Jàmmalaay impacté tamit sama mbokk sama xarit yi nga xam ni fële ñu leen xalaat bu baax waa Kër Damel yooyu yëpp gañ koy def pour tamit teggi coono bi nga xam ni nit ñi ñu ngi koy am si mbirum ndox. ci ñàkkum ndox moom sax la ñuy des ba tey ndax ña nga xam ne ñoo dëkkee ca Kër Moussa ñoom itam ñàkkum ndox mu tar la ñuy jànkonteel li ko waral nag mooy benn forage ba fa nekk dafa coupé ndax ñàkk a fay facture askan wa fa nekk ak kilifa yi ñu ngi waxtaan ci seen biir ngir saafara mën ca am Cheikh Anta Diop. dëkk yu bëri nekk fii ci commune Kër Moussa daanaka amuñu ndox forage bi dañu leen coupé ndax ay facture yoo xamante ni askan wi fayuñu ko ci dëkk yu mel ne looloo landu jàpp tulli ba sun séeréer weere ngi ni askan wi dëkk nekk ci ay jafe-jafe Biram Puy mi jiite asifor bi bu sun séeréer na nag dara warulu ko dudul askan wi ñu ci bëri dañoo bañ a fay seeni facture ndox. am nañu ay arrière facture mi ngi toll ci instant bi 9 millions jafe-jafe bi metti na trop man saa bu ma xëyee damay jënd ndox 3 millions et quelques factures impayées yu ñu fayagul mu ngi ci population bi li tax da ngay gis comme facture 2000 francs wala 2100 francs mais du ko fay da ngay gis kuy jógee këram ñëw ba foofu ne man sama facture de mu ngi nii 2000 francs la mais wax dëgg si yàlla amul lu ma ko fay. chef de village yi ndaw ñi jigéen ñi
ñoom ñëpp nag daje woon nag ci maire bi doon ko waxtaanee maire dëkk bi di Momar Ciss gis ne dina def kéemtalaay kattanam ba ndox mi dikkaat. lan moo tax ñu coupé ko ay bor yu ñu amee bor yi nga xam ne ameel nañ ko Sen'Eau nekk na 9,450,590 facture baa ngi nii ci laa jóge nag jël sama engagement wu bopp pour wut ay pexe ba ndox mi dellu si waat parce que lii mënul wéy man ma engagé wu 9 millions yi ne dinaa ko fay def naa avance 30% yi reçu baa ngi nii dès demain matin à 10h ñu ubbi ndox mi. sous-préfet bu Kër Moussa ak maire bi ak askan wi féete ci zone sud nee nañ dinañ dajawaat waxtaan gindiku xool yan gàllankoor la forage bi am te dinañ ci taxaw ba ndox mi du manqué benn yoon fii ci Kër Moussa. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM bitim réew. lu aju ci xibaar yi bitim réew yi ñu fas yéene ci ànd ak Georges Déthié Diop Georges ma dellu nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. dañ koy tàmbale ak Burkina Faso mel na nag ñoom Burkina Bay dibéer la ñu fas yéene dem ci mbañ gàcce yi. mu di ñaari wote Papa Ngagne ay élection présidentielle ak élection législative ngir ci présidentielle bi nag fukki candidat ak ñett ñooy jongante bokk ci Roch Marc Kaboré mi fas yéene gën a jàkkaarloo ki nga xamante ne moo jiite ku jege foofee di Zéphirin Diabré campagne électorale bi di jeex tey bu minuit jotee am na ab laaj nag bi ñu eggee doomu Sénégal benn doomu Sénégal gi dund fële ca Ouagadougou di capitaluk Burkina Faso ñu laaj ko campagne bi naka la demee foofu ca Burkina Faso tontuk Ibrahima Diop ñu koy gën di woowee Diop le maire. élection présidentielle yi ñu déggoon la di si ginnaaw suba wax dëgg yàlla Burkina Faso seen campagne moom tegu na ci yoon wax dëgg yàlla. déggoo fi benn coow vraiment ñu ngi def seen campagne dans le calme kenn lorul kenn gaañul kenn la kenn vraiment bu fekkoon te ne ñëpp ni la ñuy campagne moom dina dalum xel. li ci gën a fës daal mooy daal li ñuy wax ne lépp lu ñuy def la nañ ko def ci calme daal loolu xam naa ne ni ñu ko ci wax toujours li ci ëpp daal mooy ñiy wax pour ñu ànd ci campagne daal la ñuy wax ne ñu ànd ci calme daal lu ñuy def la nañ ko def ci calme loolu daal xam naa ne moom ñu ngi leen koy jox ko message. campagne bi amul mobilisation amul xumbite yu bëri loolu xanaa mbiru kaaraange moo ko waral. waaw xumbite gi ma fi daan gis at yii nag par rapport ak cette année am na différence tuuti wax dëgg yàlla mais nag néanmoins mi ngi xumb nag mais nag li ma daan gis at yee passé par rapport ak élection yi passé bii moo gën a calme tuuti. ñu daal di dem ca Ouganda gannaaw ba nga xamee ni jóge nañ ca Burkina Faso foofu moom fitna ga dafa mel ni dafay gën di jéggi dayoo. bilan ba dem sax ba yokku ndax fitna googee police xam ne ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñoo ca ñàkk seen i bakkan àllarba ba léegi li waral violence yooyu nag moo di ni ñu tegaat loxo kenn ki bokk ci kuje ga bokk ci élection présidentielle gi fas yéene am ci weeru janvier gi ñu dëgmal di woykat bii di Bobi Wine police ne Bobi Wine li tax ñu teg ko loxo moo di sàmmontewul ak digle yi nga xamante ne joxe nañ ko ci jamono élection bi ndax Covid 19 bi day organiser ay rassemblement yi nga xamante ne ña koy teewee dañuy ëpp ñaari téeméeri nit nee nañ te nag dañ ne ci meeting bu mu mënti doon benn candidat warul def lépp ba lu ëpp ñaari téeméeri nit teewe ko. dañuy dem ci Amérique foofu nag mel na ni ndamal kii di Joe Biden ma ngay gën di wér ndax ca Géorgie daanaka ba ñu wàññaatee carte ya moom moo am ndam. écart bi léegi mu ngi toll ci fukki junni ak ñaari xob daanaka Joe Biden moo am lu ni mel dépouillement ba ci bu njëkk Joe Biden li ko wute woon ak kii di Donald Trump maanaam fukki junni xob ak ñeent la woon président Trump nag mën naa contester défaite googee bu fekkee ne bëgg na ñu limaat xob ya loolee ñi ko xamle ñoo di waa bureau secrétaire d'état bu Géorgie mi yor lépp lu jëm ci wàllu organisation élection yooyu ci États-Unis ci état booba. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu gërëm la bu baax fas yéene dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram yi Cheikh Tidiane Diagne lañ ci àndal. RFM Sport. dellu di la fay Papa Ngagne. dañ koy tàmbale ak tournoi bu UFOA ca Thiès tey jii lañ koy tàmbale. waaw ci bu 17h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès lañ koy daal di amal di match d'ouverture bi diggante Sénégal mi ko organisé ak Sierra Leone googu la jogante nag concerné li nga xam te ni moo di moins de 20 ans yi Sénégal nag ambition moo di fexe ba jël ndam li ndax bu ko jëlee dina daal di qualifié ci Coupe d'Afrique bañ na ma amal ca Mauritanie ci atum 2021 waaye jàpp nañu ne yëf yi lépp nag tey ji lay door seen digg ak ñi nga xam te ñoo di waa Sierra Leone waaye mënut a yomb ci kaddu que seen entraîneur adjoint wala boog seen sélectionneur adjoint di Issa Aïdara ñu déglu ko ci jokko bu ñu jot am ak moom.
dañuy ubbi compétition bi tey contre équipe bu Sierra Leone te defe naa ne xale yi fi mu nekk nii seen moral baax na trop te préparé wu nañu comme ni ñu war a préparé woo match la boo xam ne du yomb parce que Sierra Leone ci bu yàggul dara tase woon nañu wax ñoom ci benn tournoi encore Guinée il faut Guinée bi daaw ñu gagné leen mais ci diggante bi xëy na am na ay changement yu ci am parce que bi ñuy tase ñoom foofu aussi du woon équipe bu bonne parce que déjà ils étaient ñoom ñoo demoon ba demi-finale ci tournoi bi ñu éliminé leen donc je pense que équipe la boo xam ne tamit équipe bu baax la te voilà dinañ leen en tout cas dinañ leen jël ni ñu leen war a jëlee jox leen respect bi ñu leen war a jox engagé compétition bi ci ak xel mu dal ak beaucoup de concentration pour xale yi ak vraiment engagement bi ñu xamee gaynde et que donc yaakaar naa ne voilà bu ñu defee li ñu war a def yëpp daal en tout cas dinañ si génn ak ndam lu sedd bu tërë incha allah. dañuy daal di wéy ci wàllu football la ñuy des ndax ca France ñoom nag seen championnat yi daanaka tàmbali nañ ko gannaaw ba nga xamee ne amoon na teg teer ak aaral gu yaatu. waaw moo di trêve international bi moo ko waraloon jàpp leen nag dana temb ak lii di fukkeel ak benneelu journée bu championnat bu France ci jogante yi nga xam ne ñu koy xaarandi tey moo di ren dana taseek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñii di waa ren kon bokk moom dana taseek ñi nga xamante ni ñoo di waa Girondins bu Bordeaux ci bu 18h jotee ci googu la jogante nag kii di Mbaye Niang moom dana ci daal di dellu si la ko waral nag moo di moom toog na ab diir bi nga xamante ni jotu jeu ndax ñàkk déggoo ak équipe am ndax moom bëggoon naa dem ba yëf sax daanaka sotti woon na ca Saint-Étienne waaye daal ci mujjantal yaakaar daal di tas ba tax nag bu mu ñëwee dañ ko daal di kon bokk écarté ci groupe bi waaye dellu si na ni ki tey ji match googu nag nekk daal di door ci bu 18h jotee seen digg ak Bordeaux ba ca des ci jogante 20h lay daal doon diggante Monaco ak Paris Saint-Germain féete ci place bu njëkk bi googu lay jogante nag kii di Idrissa Gana Gueye di ko teewee ndax gaañu bi nga xam te moo koy tëral boobu ba tey kon bokk Alaaji Papa Ngagne lii moo fi gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu gërëm la bu baax ci jukkib xibaar yi tàggat yaram yooyu ñu daal di dikk ci dossier bi ñu leen junjoon ci bopp xibaar yi aju ci wàllu politique ak président bu yees bi di Idrissa Seck jiite conseil économique social environnemental démb nag ci discours am wax na ba géex waaye yeeyul ñu bari loolu nag ñu bari ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu wax ñoom ñoo ko wax ne ñu daal da doon jéem a laqar ci ko ci ay waxi démbam waaye da caa faf laxasu ñu teewlu dossier bi ci Anna Rocha def. démb gis nañu ne Idrissa Seck kontaanoon na dégg na léegi président waaye nag kaddu yi nga xamante ne moom la yëkkati ni kiy démb ci jamono yi mu doon toog ci fauteuil yu njiital conseil économique social et environnemental théâtre la gën a ñuro bu ñu sukkandikoo ci Moussa Diaw nekk enseignant chercheur ci wàllu science politique ca université Gaston Berger bu Ndar. Idrissa Seck ma nga ci élément soo ko gisee d'ailleurs ree yu muy doon ree ak humour yu mu doon joxe fay wane ne rek retrouver na place am place homme politique ak responsabilité wara ni aussi que coupé wul ak nu mu nekkee woon personnalité am di wax ay alxuraan te ay yooyu mu doon cité indi woon nag ay problème bad buzz bi bokk na ci li ko mën a expliquer anam yi nga xamante ne moom la jël lenge yi ci bopp kuréel googule bu ñu sukkandikoo ci Momar Thiam nekk conseiller ci wàllu communication. ñu bari ñu ngi ko doon xaar parce que d'abord personnalité Idrissa Seck ci boppam à parcours am ak position yi muy jëloon en tant que candidat à la présidence de la République en 2019 ba pare ñëw tey ne moom dafa nekk ci dynamique boo xam dafay accompagner la majorité présidentielle muy indi njeexital ci ñu bari maanaam di ko yokk andi aussi par rapport à discours bi mu def hier mais bu fekkee ne kuréel bu mel noonu que jiitoon ba mu fay jógee li ñuy wax élégance républicaine maanaam li gën a rafet ci démarche républicaine ci mooy que fay jógee que fay ñëw boobu di ko wuutu te boobu Idrissa ñëwul woon ci passation bi donc damay wax ne foofu dafa am impair maanaam dafa am njeexital. tey nag njiital parti Rewmi nekk na ñetteeli personnalité de l'État mën na xalaat avenir politique am Momar Thiam nekk directeur école bi di haute étude en information et communication. affaire dafa mel ni wure par contre bu fekkee ne Idrissa Seck en tant que président kuréel bu mel noonu mu ngi liggéey boo xam ne ni bu jéggi dayoo te nekk na loo xam ne ni dafay saafaral ci ñi jonkanteel yaakaar naa ne dina nekk loo xam ne dina effacer quand même image waxeet booba. démb ba tey ñu bëri ñu ngi koy critiquer ci réseaux sociaux yi waaye ndax dina ci mën a gisaat boppam ci langue politique bi mu di laaj boo xamante ne dafa am yeneen laaj yu ci laxasoo professeur Moussa Diaw. léegi dama ngi dépendre ci liberté bu ñu ko jox. discours yu muy def yi ak ambition yu nga xam ne animé na ko loolu nag su fekkee ne day xatal nga xam ne ñoo ko jox sowtuwul seen àndandoo bi du yàgg. tey ji nag Idrissa Seck ñu ngi koy xaar bu baax a baax rawatina nag ci lii war a doon taxawaayam ci jafe-jafe yu gën a mag yi nga xamante ne moom la askan wi di jànkonteel jamono yi.
Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi moom du Mohamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf feebar bi xëy na fétt ci kaw askanu Caaroy géej gi l'Observateur ne nañu li ñu gën a njoxtagu moo di tooke moo ko waral ne test ñu def ngir bëggoon a xam yëf yi virus la buy doxam déet résultat yi bi ñu génnee li ñu wane moo di ab virus yéenekaay bi nañu moo waral ba ministre de la santé ak ministre environnement ba fa yoon woowee jëlaat weneen yoon mu di xool ndax feebar bi bàyyeekowul ci tooke gu am ci géej gi am na fukki échantillon yu ñu def ngir defaat ci test ngir mën a am tàkk bu wér ci xeetu feebar boobu lu mu akit lu ko indi ci réew mi taxawaay bi kilifa yu réew mi am ci mbir mi l'Observateur ne nañu moo waral tey ji ñoo ngi séentu ca Caaroy géej ak ca Tëngéej ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi ñu dénk wàllu napp gi di Alioune Ndoye ak ministre bi amee environnement di Abdou Karim Sall feebar boobee ne jasar ci réew mi ba togg fitna moo li réew mi libération yeggee nañu li ci waa Institut Pasteur bu Ndakaaru wax ginnaaw ba ñu ci amalee ay test ba noppi test ya wax na ne feebar boobee tukkiwul ci ab virus buy dox li ñu gën a jàppagum moo di géej gi moo am tooke ba tax feebar bi tongal mool yi waaye loolee lépp libé mi ngi ñuy xamal ne yeneeni test yu ñuy def moo koy leeral anki dina kay nañu li leer ba leer daal moo di feebar la bu doy waar yéeme te jaaxal ñëpp boole koo kit ci anam wu jéggi dayo lay lawe ndax ginnaaw Caaroy géej ak Ndar nemmeeku nañu yeneen ñaari téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom yu feebar bi dal ci diggante Mbuur Ndaayaan ak Jiwaalo ci xët mu njëkku la Sénégal kàddu yu ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mu fay wax ne xamaguñu dëgg-dëgg feebar bi feebaru lu mu ak fan la jóge ñoo ngi ciy liggéey bu baax a baax waaye li ñu leera ko moo di du virus buy dox te it laalewul dara ak coronavirus bi ñi mu laal ci réew mi moom feebar boobee Vox Populi nee nañu ñoo ngi bëgg a jege junni doomi aadama Ndakaaru rek nemmeeku nañ fi lépp juróomi téeméeri doomi aadama yu fi amee feebar bi ci ñoom fukk ak juróom-ñett ñoo nga ñu hospitalisé Vox Populi dolli ñu ci ne ca Tëngéej ak ca Caaroy géej nee nañu mool yi bu kenn dem géej mu di lool neexul mool ya waaye nee nañu dañu koy nangu ndax dogalu yàlla la ndax yàlla Idrissa Seck dégg président journal La Tribune moo ko bind yëral xët mu njëkk journal bi Ndaamal Kajoor njiital parti réew mi Idrissa Seck dégg na président mooy président conseil économique social ak environnemental démb ci la ñu ko installé ci toogom moom njiital conseil économique social ak environnemental gu yees gi Sud Quotidien bind na Idrissa Seck wàll si ne ci géew bi moom muy wutu Aminata Touré ca conseil économique social ak environnemental assumé na ak àndam ak Macky Sall ba noppi leeral li mu namu ca ses ga ñu ko dénk li ñu ne dafay lu ñutu ni Aminata Touré yore woon kër ga Idrissa Seck ne loolee ku ko wax nga loo xamul man aw ma jotug di lox mbóoti kenn état des lieux ba lañ doon def moo waroon ñu yebaloon fa ab mission de vérification la Sénégal nañu lu jëm ci li mu waxoon moom Idrissa Seck ne ci ak dundam fasatuta yéene di amal ndombal tànk loo xam ne ci décret lay jóge Idrissa Seck doon na ko leeral démb ak doon ko forom fàcce waaye daanaka waxi ball puy de kese la fa wax waxam ja yeyul kenn l'Observateur nañu moom kay nu ne jéem na ko def ngir rafetal waxeetam jooje waaye sottiwul mujj gi nit ñi dañ ko doon reetaan Le Quotidien nañu nee na daf ne fasatuta yéene nit ki nag bëgg-bëggam la am waaye dogal ci yàlla sunu borom lay bàyyee ko mu ne njariñul askan yi moo ko tax a def li mu def lu mu ci góobe gar ko Vox Populi nañu moom Idrissa Seck ba ñu koy installé démb ca conseil économique social ak environnemental wax na ne guddi yu ñu toll mook président Macky Sall dañoo mel ne mburu akum soow ki mu melal ne xaj ak muus Les Échos ne nañu moo di Aminata Touré ne démb bii Idrissa Seck defee ab soowam ba noppi Aminata Touré mayu ko dara tontu na ko tontu lu saf sàpp rawatina ci li Idrissa Seck ne Aminata Touré bàyyi lu ko benn document bu ñu signé ba bu ñu parafé ci la ko Aminata Touré tontoone bu ñëwoon ca passation de service ba loolu lépp dana ko fa fekk dana ko fa gis waaye comme moom dafa gëj a liggéey moo tax yu bari da koo raw li am démb ci seen diggante la teemo ñu tuddee ko ab defante di guerre ci kawi kàddu Source A xamal ñu ne kii di Idrissa Seck yónnee woon na Aminata Touré ab invitation ngir mu ñëw teewe cérémonie installation bi waaye ndaw li yóbboon invitation bi ba mu yeggee ci la ko Aminata Touré ne toppatal say tànk ñëwuma ñu ñëw ci li xewoon démb ci Diourbel Source A nañu ba fa ministre Samba Ndiobène Ka doon inauguré infrastructure yu Promoville lu ne xew na ca ndajama ni ministre emploi Dame Diop ak député maire Malick Fall dañu leen a yuuxoo ca Diourbel ba ñu tooy xepp am na it ñaari militant yu APR yu ñu teg loxo ca ndajama Moustapha Guèye directeur CROUS bu Bambey journal bi nañu bi mu toogee ca ndajama dem ba mu yàgg xamul yëf yi lu mu koy nuru ci la bubee ay kaakeem dem yoonam docteur Souleymane Soumaré directeur bu ONFP Source A nee nañu ca ndajama fa la ñu sàccee téléphone portable am ñu jugee Diourbel tak cene ba le témoin xëy ne dañu xamal ne ca dëkk boobee ñoo nga fay doxal sariya ndax dafa am benn waay bu ñu jàpp muy njaaloo ñu yóbbu ko ci digg penc ma dóor ko téeméeri yat Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis.
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ci yéenekaay yi ñu daal di dikk nag ci gis-gis point de vue tey ñuy waxtaanee bés bi nga xam ne àddina wërngal këpp ñoo ko jagleel tout tànk yi di xale yi loolu nag li ci laaj bi mooy ndax sunu réew di Sénégal nga xam ni bokk na ci réew yi nga xam ne dañoo siifee lépp lu aju nag ci wàllu convention ngir aar xale yi ci ñi ko njëkk siifee la ñu bokk ndax ña ngi koy matale am déet daanaka ponk boobu la ñu fas yéene waxtaanee ak suñuy gan dina ci bokk Bassirou Kébé conseil technique la ca présidence de la République ñu dénk ko wàllu tout tànk yi Bassirou ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay fay bu baax di nuyu ñi lay déglu aussi. ñi ngi nuyu Aïssatou Kanté Faye ñi ngi lay nuyu Aïssatou. jërëjëf ñu ngi lay nuyu te di déglu di nuyu aussi seen auditeurs yëpp. jërëjëf Bassirou yow la ñu koy tàmbalee rek kon ni ñu ko waxee réew mi bokk na ci daanaka réew yi njëkk a signé convention yi jëm ci aar xale yi ndax kaaraange googu ñi ngi koy matale bu fekkee matale wuñu ko itam lan moo ci sooxe ak lan mooy jafe-jafe bi te ñu war koo mën a matale. waaw jërëjëf xam naa ne sa question bi am na solo lool ndaxte dañu toll tey ci 20 novembre. convention bi ngay wax di wax ci àq xale ak yelleefu xale yi convention boobu tey la am fanweeri at ak benn Sénégal bokk ci ñi ko njëkk a ratifié tey jii buñ mu nee xayma li ñuy wax état des lieux maanaam situation xale yi ci réew mi seen wàllu àq ak yelleef am na lu jéego yuñ ci def waaye am na leneen luñ ci war a def maanaam liy tubaab di wax pour mieux faire soo jëlee wàllu wér-gu-yaram état bi def na ci lu bari. parce que tey boo xoolee ay infrastructure ñu ngi fi yoo xam ne ni tey xale yi ku ci feebar ñu yóbbu la fa nga faju am na sax li ñuy wax gratuité des soins am na li ñuy wax hôpitaux pédiatriques yi am na tey boo demee Fann am nga ko fa am nga ko Albert fële Diamniadio plus nag ci biir aussi ñu ngi leen di am service yoo xam ne dañ ko jagleel xale yi ci hôpitaux yi nga xam ne mixte lañu donc am na ay médecins yëpp xale yi gratuité soins yi am na 0,5 ans boo jëlee wàllu njàng ku nekk xam nga ne tey taux brut scolarisation Sénégal ci yi gën a baax la bokk ci àdduna bi donc loolu aussi lu am la li ko waral mooy am nañu ay jàngalekat am nañu ay école am nañu yoo xam ne ni moo ko war maintenant fi nga xam ne nii aussi parce que bu dëgg ñëwee rek ñu wax ko mooy li ñuy wax droit à la protection maanaam ñu aar xale yi ci lépp loo xam ne nii seen mitital la seen violence la loolu am na jéego yu ñu ci def parce que li ñuy wax politique nationale am na li ñuy wax cadre légal loi yi am na li ñuy wax service aussi am na ci ministère yu bëri. te loolu mooy li ci ëpp solo te loolu mooy li ci ëpp solo nag. protection boobu aar xale bi waaw foofu mun naa ci taxaw sax boo bëggee. waaw parce que tey mais bala nga ciy taxaw baal ma rek s'il te plaît. dinaa ñëwaat ci yow. Aïssatou Kane. Aïssatou Kanté excuse-moi baal ma Aïssatou Kanté Faye. tout à fait d'accord alors Aïssatou Kanté Faye laaj bi rek mooy lan nga mën a wax tey ci tolluwaayu kaaraange xale yi ci bis bi nga xam ne moom lañ leen jagleel. comme lu mu ko waxee dama koy dëggal ci lu mu wax. xam nga état wu Sénégal quand même def na ay jéego yu bare ci wàll protection xale yi ci wàll kaaraange xale yi parce que structure yi am na fi. loi yi am na fi. mais quand même ba léegi ñu ngi gis xale yi ñu ngi leen di mettital. ba léegi ñu ngi gis xale yi ñu ngi leen di exploiter. ba léegi ñu ngi gis xale yi ñu ngi leen di jox ñuy sëy. gis nga ba léegi ñu ngi gis xale yi ñu ngi leen di forcer ñu nekk ci yoon bi di tàllal seeni loxo. donc mettital yi ñu ngi fi. bien vrai que état bi def na lu bare waaye quand même am na lu des lu nga xam ne ay jéego yu nga xam ne état bi war na ko def. ba léegi c'est avancé la dinaa ko dugal xaw ma avancé. peut-être avancé yi dafay xaw a des tuuti mooy ci wàll code de l'enfant parce que waxoon naa ko léegi ci version française bi code de l'enfant bi acteurs yi yëpp liggéey nañ ci mais ba léegi ñun ñi société civile mënuñu xam fan la code bi toll xamuñu fan la code bi toll tey jii bu ñu waxee fan la kenn mënu la wax ni ki fan la mbiru code bi toll de un deuxième bi waxoon naa la léegi ñu ngi gis xale yi ci yoon bi ñun AJS lu ñu wax mooy nañu voter loi sur le statut des daara parce que avec loi boobu dina xam kan mooy daara kan moo dul daara ku ca nekk ak ku ca nekkul et bu boobaa dina am benn accompagnement judiciaire bu boobaa dinañu mën a wax justice bi nañu dimbale xale yooyu ñuy gis ci mbedd yi donc il y a beaucoup de choses quand même
qui reste d'être fait. Bien vrai que des choses ont été réalisées par l'État, on n'en disconvient pas. Mais quand même, am na lu def. D'accord. Aïssatou Kanté Faye dinaa dellu soit ci yow Bassirou fan la loi bi nga xam ne moom lañu jagleel xale yi fan la toll ndax loolu laaj na ko te am na solo bu fekkente ne am nga ci loo ci mën a indi ci leeral nga wax ko waaye itam lu jëm ci statut daara parce que itam bokk na ci li nga xam ni daanaka boobu la ñu ngi koy wax te bokk na ci li nga xam ni itam dafay aar xale yi ci yu bëri yi nga xam ni énuméré na ko tout à l'heure lan nga ñu ci mën a wax ak li nga xam ni foofu nga tolloon pour eggale ko. waaw d'accord soo ma mayee ma nuyu madame Faye. di wax aussi ne d'accord naa ak moom parce que li ma bëggoon a wax ci affaire aar xale yi wax na ko donc tey boo seetee mbedd mi xale yaa ngi ci taxawaalu. kon problème am na. boo demee ci biir kër yi. xale yi ñu ngi victime ñu ngi am ay violence yu ñuy dund. nga dem ci mbedd mi noonu la nga dem ci espace yi ñuy wax espace d'apprentissage yi noonu la kon boo xoolee tey violence boobu xale yi di dund du loo xam ne nii tey dafa doon loo xam ne état moo koy def waaye dafa espace ya ñoo koy def mais état rôle am dafa am obligation moom pour taxawal ay mbir yoo xam ne mooy xeex loolu. dafa am obligation sensibiliser parents yi ne leen doom ji nga jur. da nga ko war a toppatoo da nga ko war a aar et cetera. loolu rôle état la. waaye boo xoolee ñi koy def aussi ñooñu war du état mooy ñëw def exercer violence boobu noonu. mu leer beneen bi mooy que ne code de l'enfant boobu muy wax xam nga tey Sénégal yàgg nañu voté ay loi boo ko seetee mais loi yooyu lu tax duñ koy appliquer. lu tax bu ñu buggee ko appliquer mu am problème parce que loi dafa am li ñuy wax dimension anthropologique ci tubaab. maanaam tey suñu ngëm-ngëm. suñuy valeur yoo xam ne dañ ko considérer résistance lay indi boo ko sóoraale wul ba ci statut ci daara yi ci la bokk. waaw maa ngi ñëw foofu parce que code bi laa lay tontu parce que dama leen ne code bi tey dafa war a am un consensus national daf ci am point yoo xam ne nii tey am na ñu ci d'accordul point yooyu ñu d'accordul ñu waxtaanee ko parce que nee nañ dafay yàq suñuy valeur loolu ma wax la ko tey donc moo tax état rôle am du rek ñëw ne forcé damay def lii. faaw ñu waxtaanee ko en matière de loi foog ñu waxtaanee ko. statut des daara tey madame Faye a bien posé le débat gis nga tey dañu war a xam d'abord parce que tey jël loi rek voté ko xamoo ñaata daara ñoo am fan lañ nekk li ñuy wax cartographie des daara bañ xam ko xam ñi nga xam ne nii ñoo respecté ay normes ñi ko respecté wut su ko defee état bi loi bi moom luy rôle am li nga xam ne moo ko war a taxaw mooy que ne daara yooyu dañu bokk ci système éducatif national. donc du yoon rek ñu jël ko rek sa lëxe ko noonu et buñ ko avancé ba ci biir da ngay gis Sénégal dafa am réalité yoo xam ne am na fi mooy que ne ngëm-ngëm dafa doon lu garaaw loo xam ne nii mën na indi coow mën na indi problème bu rëy bala nga ciy dugg da nga ciy am consensus te consensus boobu maanaam dafa am ay tarixa dafa am et cetera. donc su ma la déggee daal yombul nga bëgg a wax. non yombul waaye état. yombul nga ma bëgg a wax wala mënu la nekk nga ma bëgg a wax. parce que benn non la mënta nekk. yombul kon nga ma wax yombul. voilà yombul d'accord ok donc yombul. par rapport ak li ma la wax. d'accord mais tey boo xoolee fi nga may woowee nii dama génn dañu nekk ci li ñuy wax évaluation lancement évaluation de la stratégie nationale de protection de l'enfant boo xam ne ministre de la femme moo présidé woon ouverture bi léegi ba dem. ñu koy waxtaan au lieu ñu toog. taxaw dafa mbumbaay président dafa joxe directive ci conseil des ministres ne dama bëgg politique nationale bi aar xale yi te ñu commencé di ko dérouler ñu évaluer ko xool lan moo ci am. d'accord merci beaucoup yooyu point yooyu Bassirou day dugg ci évaluation. d'accord jërëjëf Aïssatou Kanté Faye lan nga mën a wax ci li nga xam ni wax nga ko est-ce que leer na ci li nga xam ni moom nga bëggoon xam fan la code bi toll. ak statut daara yi aussi nga waxoon tout à l'heure. damay wax ne statut daara yi. quand même ñun acteurs yëpp a ko liggéey muy sëriñ daara yi. muy ñëpp a ko liggéey donc man bu may wax ni ki dafa xaw a difficile dama jaaxal. ndax presque consensus am na ci pour yow. pour yow am na non amoon na consensus. ba affaire yi dem léegi nag ñu ngi xaar retour xam nga même ñun bu ñu defee consensus parce que borom daara yi ñëpp wax nañ ci ba ñu bind ko ba tënk ka ñu jox ko état bi pour état bi moom tamit def ci wàllam ñun lu jógoon suñu wàll def nañ ko ba pare. léegi nag ñun dañuy xaar tout simplement état bi mu def liggéeyam mu def wàllam ne serait-ce que parce que tey jii quand même parce que yu question yu muy wax noonu ñàkk consensus yi ci yenn points yi ñoom ñoo ko xam mais ñun xamuñu ko AGS xamu ko donc il est bon AGS ñoom lu ñu xam. waaw mais AGS lu ñu xam mooy. lépp baax na. dañuy xaar rek vote bi.
d'accord léegi nag bu ñu waxee ni ki dafa am ay problème ñu teg ko sur la table ñun ñëpp ñu waxtaanee ko encore. kon yéen dafa mel ni bokku leen am par exemple Bassirou dafa mel ni kon yow information bi nga am ak bi Aïssatou Kanté Faye am bokkul parce que moom jàpp na ni daanaka lépp gongo yow da nga jàpp ni dafa laaj waxtaan kon dafa mel ni yow da nga nekk ci tàmbali moom mu nekk ci di xaar mu féete boor. nekkuñu ci tàmbali gis nga man mii di wax ak yow. waaw non dafa mel ni bokku leen am information. man mii di wax ak yow ci acteurs yi def loolu ci laa bokk. waaw d'accord kon nag yow. lu tax 2006 ba léegi liggéey nañ ci code bi lu tax kon ngay wax ci waxtaan ak consensus ak waaw xam nga dama la ne question de société la. question dafay day laal fois aussi ngëm-ngëmu doomu aadama. te wax naa la Sénégal ni mu tënkoo ni mu bindoo ci wàllu diine. donc tey dama lay jox exemple moom consensus boobu muy wax da ngay toog xam nga li ñuy wax association maître coranique yi du ñoom ñëpp a ànd. dama lay jox exemple am na fédération am na yeneen bëri nañ. donc benn ngi noonu. loolu war nañ ko waxtaanee ba ñoom ñëpp ñu tënkandoo benn kàddu. d'accord loolu aussi lu am la ensuite dama leen ne fii diine daf fi am doole ci suñuy réew ñun duñ ay tubaab de diine ji daf fi am doole te boo xoolee diine ji mooy réguler sax suñ société bi lu ci ëpp nga bañ ko nga nangu ko kon luy laal diine dañ ko war a waxtaanoo ba mu dëgër. waaw moom nee na waxtaan bi féete na boor incompréhension xam nga Bassirou moom nee na waxtaan bi féete na boor. waaw moom loolu la xam. mais man niveau d'information bi ma toll. waxtaan bi des na. xam nga état nag aussi. dafa am loo xam ne ni moom dana ko am te man mi aw ma ko. ou yow amoo ko. mais bu boobaa day jéem a régler loolu. d'accord. donc loolu mooy rôle état rôle am mooy. d'accord fexe ba harmonie sociale am. d'accord merci beaucoup Bassirou. Aïssatou Kanté Faye dafa mel ni kon yéen bokku leen information yi ngeen am ci code bi de. waaw man damay wax ne que comme posé naa ko sur la table que l'état quand même moo xam ne. nit ñaa ngi xaar ci éclaircissement ay éclaircissement là-dessus. nit ñaa ngi xaar parce que dañ ko liggéeyoon ñun ñëpp. ak kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg ak ñëpp. léegi nag bu ñu toogee léegi ba ñu wax ni ki am na ay problème ñun ñu ngi xaar mu ñëw. mais dama bëgg rek pour mu avancer un peu ci point boobu. pour ñu wax ci métital yu xale yi di métital. xam nga am na le relèvement de l'âge légal du mariage. à 16 ans. xam nga Sénégal le mariage coutumier d'enfant n'est pas interdit. mun nga sëy te kenn du la def dara. ci le mariage coutumier. peut-être doo dem ci état civil bi parce que boo naree dem ci état civil bi c'est 16 ans pour la fille. alors que dañoo signé convention yi buy wax ni ki parce que sànq rek version française bi. Bassirou mu ngi définir l'enfant. d'accord kuy wax xale mooy de 0 à 18 ans. d'accord donc consommation bi la ñuy bañ. d'accord loolu c'est important léegi Bassirou lan nga mën a wax ci loolu rek xam naa ni foofu la ñuy jeexale s'il vous plaît. ci waaw ci lan lim wax ne. ñu ngi ñuy xaar wala. non pas ci mariage bi ak voilà. xam nga kii Papa Ngagne. gis nga li ñuy wax universalité des droits. universalité warut a tax ñu ne amul spécificité. bu réew mi waaw. loolu il faut ñu nangu ko. mooy différence yi président doon wax. oui dama lay dama lay rappeler. 1972 code de la famille boobu. waaye xaw na taal réew mi. mais ba yu bëri moom yi muy wax yu bëri gars yi dañ ci reculer bàyyi ko noonu mu jàll. parce que ñi jiite woon diine ji kilifa yi dañ ne woon lii kat day xeex l'islam. ba ñu reculer woon à l'époque. d'accord maintenant voter une loi pour voter ko ba pare te du mujj fenn. d'accord amul benn njëriñ. d'accord merci beaucoup ces questions là. jërëjëf président daf ci wax lu leer. ma wax la ko bokk. nee na. lépp luñ fiy jël comme loi. na respecter normes standards yi. waaye aussi na doon loo xam ne ni méngoog ak engagement Sénégal. mais na doon loo xam ne ni aussi bu mu lor suñu. merci beaucoup jërëjëf Bassirou ñi ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon Bassirou Kébé moom nag conseiller technique conseiller la ci présidence de la République ñu dénk ko wàllu xale yi ki nga xam ni itam moom la ñu doon dalal ci keneen ki di Aïssatou Kanté Faye moom mooy présidente bu commission droit de l'enfant. ci association juriste yu Sénégal moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax kon mbokk yi mu nekkoon gis-gis point de vue tey la woon ci xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futur Média ci xarala gi ñu amoon ci Aliou Ba réalisation bi Pape Oumar Diaw moo ci nekkoon ci waxukaay bi Pape Ngagne Ndiaye ñu leen di jox rendez-vous incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci àllaan day jërë ngeen jëf. Univers
universel pousse